ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci benn situation politique Sénégal ndax actuellement dafa mel ni dañu nekk di assister ci benn grand ménage foo ko déggee mooy désorganisation am na jaxasoo am na pëccoxoo itam am na kenn xamul kii et qui fait quoi loolu la ñu nemmeeku woon ci politique gu Sénégal jamono yu weesu. mais dafa mel ni actuellement depuis un certain temps 1 an jàpp 2 ans ak ay weer yi ñu génn géopolitique bi mi ngi soppi xar kanam ñoo ngi ràññee di xam naxaatekat yi te loolu dañ koy gërëmee Macky Sall xam naa ñu bëree bëri ba ñu gisee titre vidéo bi jaaxal na leen lool mais ñun dañuy gërëm Macky Sall li tax ñu koy gërëm mooy ci nguuram la ñu démasqué ñu bëree bëri weer leen ci nguuram la ñu xàmmee ñiy politique ngir principe ak valeur ak ñiy politique ngir xaalis maanaam wut fu ñu bokkatu ngir defar seen dund. nga xam ne dañ koy wooteel président de la république muy ay milliards yu bëri ñu ne ko nag kees gi lu la neex nga def ci doo rendre compte kenn doo rendre compte peuple bi bu ko defee nag mu ciy jël di ci jox njabootam di ci jël di jox xaritam di ci jël di jox ay àndandoom ñun nag ñu ne dañuy fexe ba président de la République bi ñëw te ñuy yaakaar ni ki jàkkaarloo génn la. ndeke waa ji Issa Sall jamono jii li borom muus ba doon wax naan ci ay caaxaan képp la nekk ay pexem jublu woon dinañ ñëw ci moom parce que cas moo gën a critique li tax kaam critique mooy moom benn parti moo ko wóolu muy PUR ngemb ko ne ko teewul ñu législative ak présidentielle moom créewul parti moomul parti. ndekete waa ji mi ngi dugg ak Macky Sall ci suuf te tàggul borom parti ba tàgguwul ndawi parti ba tàggul benn instance su parti bii di PUR daf leen jàmpaaka ginnaaw ci gàttal. dinañ revenir ci dossier am ak ni mu violé suñu loi nekk député PUR ba noppi dem di négocier poste ministre conseiller lépp daan ci revenir. ba tey ci dossier yi beneen cas bi ñu interpellé mooy ancien militante PDS bii di Aïda Ndiongue yaakaar naa ku ne dégg na turam rawatina jamono ji CREI yi doon topp ñenn ñi nga xamante ni dañoo njortoon ne dañoo lubal xaalis Sénégal ci tawu Maître Wade ñu ko doon tuumaal li ñuy wooye enrichissement illicite ku am xaalis bu leewul 47 milliards yoo xamante ni moom Aïda Ndiongue daf ko am te kenn xamul fan la ko jëlee ñu tegoon ko loxo nangu ay bien am. ma bëgg a xamal waa Sénégal ni sama alal ji nga xam ni dañu wax ni dañu koy nangu nañu jël diggante xàcceeg dóor de yiwu yàlla xëj na ci ndax man gëm naa yàlla sama borom ku ma gis sax xam ni tiitu ma dew ma sax bay tiit. léegi nag comme que nguuru Macky Sall stratégie bi mooy xëbal gars yi pour ñu transhumé maanaam Macky Sall moom bañul ko sàcc moom bëgg na nga sàcc mais boo sàccee ñëwul ci wetam jël xaalis boobu noonu di ko campagnal ndax Macky Sall amul génie politique Macky Sall dafa comprendre yenn sénégalais yi ci seen bëgg xaalis. comprendre na que ni ñenn ñi alalu àdduna daf leen jar lu nekk jaral na leen ñu weddi seeni kàddu démb jaay seen ngor moom loolu la teel a comprendre moo tax mu xam fi muy jaar ñenn ñi. Macky Sall xaalisu Sénégal la yor di ci jënd ñoo xamante ni leer na ko ni li ñu gëm bariwul di ci chantage ñoo xamante ni itam dañoo luubal xaalisu Sénégal ci noonu la Aïda Ndiongue daal di transhumé dinañ ñëw ci dossier bi ñu ko doon toppee ak milliards yam fa jël léegi pour wut porox ndollu wut fa mu làqu ndax dañ ko waroon tëj ci yoon. ba mu xamee loolu nag gannaaw nee na li ko Macky Sall teg lépp léegi nee na moom lay jàppale ngir protéger wu. li fi xewoon dogalu yàlla la du président Macky Sall parce que Macky Sall du yàlla nit la na man nul ne peut échapper à son destin yàlla moo ne woon loolu dana ma dal na ma nangu naa ko ak dignité ma ciy sant yàlla sama borom ba génn ci ak dignité Macky sama rakk la. ma wax nag ni tey jii di 1er avril 2021. Razan gi nga xam ni mooy le réseau des amis et sympathisants de Aïda Ndiongue ànd na ak président Macky Sall définitivement topp ci gannaawam di ko jàppale te itam may ñaan yàlla wér ak gudd fan pour mën a am kàttan ba sillonner le Sénégal jàppale sama rak parce que sama xol dafa sët. donc jëmm yi la ñu Macky Sall wan ci nguuram moo tax ñuy dellu di ko sant encore une fois. ñun ñaari cas yi fi xew muy bu Issa Sall ak bu Aïda Ndiongue booy xool choqué wuñu torop ay rey sax la ñu def donte rappel bi am na ci solo parce que bu ñu jëlee Aïda Ndiongue moom duñ ko bàyyi noonu dafay yomb parce que suñuy milliards lañ koy toppee bu leerul tey daañu ko leeral ëllëg bu fi Macky Sall jógee mais liñ ci retenir mooy daf ñuy permettre ñun sénégalais yi ëllëg ñu mën a xam fu ñuy teg suñuy tànk mën a def tànneef bu baax a baax instant bi lu extraordinaire moo nekk di xew te rendre luñ ci compte
ndax am na ñoo xamante nii bu ñu yàlla nattu woon bu ñu jiite réew mi ñooy raw Macky Sall booy seet Macky Sall moo leen gën te loolu war nañ ci sant suñu borom bu baax a baax. dañuy ñëw ci Issa Sall ndax li tax ñuy dooree ci moom kaam dafa bari ay amalgame ay réeroo dégg nañ sax ñu bari naan waa PUR dañoo transhumé mais déedéet demeewu noonu donte moo nekkoon seen candidat am na nag lu ñuy reproché waa PUR daa ci ñëw mais jàppale ni tey bu amee ñi gën a am lu leen métti Sénégal jamono jii mooy waa PUR ndax ñoom dañoo tëgg seen programme élection présidentielle yi defoon nañ ci benn vidéo spéciale bañ doon présenté candidat yi mu nekkoon programme boo xamante nii dañ koo tëgg ci ay valeur tëggu ko ci ay principe tëggu ko itam ci diine parce que ki sos parti bi muy Serigne Moustapha kilifa diine la ñoom waa PUR wut seen candidat boo xamante nii moo leen di représenté législative waaye itam représenté leen présidentielle ci lañ tànn Issa Sall ci couleuru parti PUR mu nekk ci député en 2017 ba noppi présenté wu élection présidentielle en 2019 jël 4e am 178 000 voix. deuxième tour buy am Macky bu mu ci bokk. deuxième tour buy am nañu éliminer Macky dès le premier tour. te loolu mën nañ ko. détermination rek la laaj. seen carte yi jëli leen ko parce que mbir mi carte la. man nag bu parrainage bi commencé ma gis ay ndaw si borom kumba si borom musóor bi di njëkkante di bu xante pour jël première place moom dafa xamoon ne bu nekkoon ci yenn place yi candidature nekk du jàll ma wax leen ne réew du ay biceps du doole lañ koy jiite. léegi nag moom mii doon wax candidature Macky Sall waru woon jàll en plus réew mi kenn du ko yor ci jaay doole gannaaw élection présidentielle yii mu doon yëkkati yële kàddu mi ngi négocier ak Macky Sall te tàggul waa partem bi ci njëkk mooy dialogue national bi ba mu fay dem coobare boppam moo ko yóbbu parce que mi ngi bëggoon fu mu casé wu tàggul njiital parti ba tàggul benn instance PUR kon ay pexem jubul woon kuy def di làqatu moom juboo mais ñi nga xam ne ñoom am nañ jàngat bu gën a yaatu di analyser doxalinu Issa Sall li xew tey waru leen bett yéen ñëpp xamoon ngeen ni bi mu doon campagne ak waa PUR ci présidentielle yi weesu amoon na incident bu amoon Tambacounda ba doomi aadama ñàkk ci bakkanam mu amoon ñu bokkoon ci caravane Issa Sall yoon teg leen loxo mais gannaaw loolu incident boobu noonu Issa Sall non seulement seetuwu leen ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom te ñu jàpp leen mais aussi demul masawu seen njaboot. ñu gën a naqari nag bokk na ci Issa Sall musul teg tànkam Tambacounda pour seeti leen musul teg tànkam ci kër famille ñi nga xam ne ñoom lañ téye pour masawu leen musul jël téléphone am woo leen kon nag loolu dañuy gis ne manque de considération la envers ces braves jeunes. lii ay kàddu kenn ci ndaw PUR yi la mi ngi ko tenir en novembre 2019 maanaam jeune parti bi ñoom teeloon nañu comprendre que ni waa ji ay pexem jubul ku dëng la ba exiger woon sàkk woon ñu dàq ko ci parti bi. li ñuy ñaan nag les instances le directoire ñu ngi leen di ñaan ne leen ñun bi ñu defee seetlu yi li ñuy ñaan mooy ki nga xam ne mooy le camarade Issa Sall dañ ko génnee parti bi parce que ni muy doxalee méngoowul ak tëralinu parti bi. donc ñun bu amee lu ñu reproché parti PUR yu mel nii la benn soble bu nëb kenn du ko bàyyi ci saaku te loolu jeune parti bi teeloon nañ ko comprendre ba ci àddu tey conséquences yi mooy lan coow lu yemu rek ci Issa Sall mais parti PUR ci boppam na ñenn ñi di joxoñ baaraamu tuuma kon parti yi ni ñuy gën di déglu ndaw yi na jeunes yi jël pouvoir bi ndax gëm nañ ni Sénégal buy soppi xar kanam ëllëg dëgg la dina am ay mag yu topp ci ginnaaw mais initiative bu jeunes yi lay doon parce que Sénégal suñu population 70% yëpp ay ndaw lañ. téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk yëpp ay jeunes lañ naam mag mat naa ba cim réew loolu dëgg la mais ak yan mag boo jëlee ko ci mel ni Issa Sall 1956 la juddu am na juróom benn fukki at ak juróom gisuñu lu muy daw bay daanu di complot mais est-ce que mag bu mel nii mat naa ba cim réew koo xam ne ay junni doomi aadama ñoo la wóolu 80% yëpp nekk ay jeunes jiital la am ci yow yaakaar ndekete yow yaa ngi teg dil ci seen ginnaaw te tàgguwoo leen yëgulu leen yor seen poste député ba noppi di lijjanti ndombal tànk ministre conseiller te loi mayu la ko maanaam Issa Sall dafa violer loi ndax charte Sénégal moo ne mënoo nekk député ba noppi nekk ministre kon na jeunes yi jël seen responsabilité ci parti yi doxal ko ak ay valeurs yoo xamante nii mag ci mel ni Issa Sall amuñ ko. bu ñu jëlee Kaw Aïda Ndiongue dañuy revenir ci dossier am ak li taxu ñu tëjoon ko parce que da ciy baax. gannaaw ba ñu follee nguuru Maître Wade Sénégalais yëpp a sàkku woon seen alal gi ñu yor ñu leeral fan lañ ko jëlee
parce que ñu bari ci ñoom nekk nañ ay milliardaires ci diir bu gàtt a gàtt ci dëkk bu métti comme Sénégal. Aïda Ndiongue bokkoon ci ñi nga xamante ni dañ leen ciblé woon ndax gannaaw ba ñu defee ay investigation alalam gépp mi ngi toll ci 47 milliards pour ñi xamul lan mooy 47 milliards mi ngi mel ni nga dund lu ëpp téeméeraat 100 ans ci kaw suuf chaque jour ci 100 ans yooyu noonu nga dépensé 1,3 million bés bu yàlla sàkk nga def ko téeméeraat mais du jeex lii la Aïda Ndiongue possédé woon ci alal bi Macky Sall di soog a falu ci xaalis boobu nag 12 milliards yi ay or la li ci des mu tasaare ko ci ay banques yu wuute. bi CREI yi ak gendarme yi defee seen investigation ñu gis ni femme bi géré woon ay programme logements sociaux ci nguuru Wade géré itam wàllu inondation waaye itam yenn ci ay travaux publics mu dem ba créer entreprise te boobu mi ngi ci nguuru Maître Wade di gagné ay marché public enquêteurs yi nag di topp mbir yooyu. mu amaat beneen dossier muy dossier phytosanitaire yi yaakaar naa ñu bari ci yéen dégg nañ ko maanaam ay produits yu rey yenn insectes yi Aïda Ndiongue ne def ci defoon ay commande yu toll ci 5 milliards. Macky Sall falu période boobu Abdoul Mbaye moo nekkoon premier ministre daal di gis dossier boobu noonu nee nañ ko leeral ndax li ñu def ci këyit yi nee nañ produit yi jar na 5 milliards mais ndekete produit yooyu nga xamante ni Aïda Ndiongue moo ko jëndoon boo ko boolee lépp ay 750 millions kott lay jar maanaam am na 3 et quelques milliards yoo xamante ni kenn xamul fu mu jaar. ñu gis ci marché 5 milliards ne nañ ko fay boobu ñu ngi soog a agsi fekk ñi dem dañu gaawantu rek caché teg dañ ko war a fay. ministre ba woon indi ma ne lii lan la ñu ne wax dañu war a fay li ma ne ah bon ma ne waaw bàyyi ma ci tuuti bàyyi kook man tuuti ma oo maa ngi jógee banque laa doon liggéey ma oo fournisseur ne ko maa ngi lay jox copie liste produit nga def sa prix yokk ci 25% nga yónni ma muy yónni 5 milliards la woon c'était facturé à 750 millions. dossier phytosanitaire bi Abdou Mbaye di wax histoire jox na ko dëgg ndax le 12 novembre 2020 bi ñu weesu magistrat bi doon topp dossier bi dafa jàpp Aïda Ndiongue loxo ci poche ne dafa def lu ñuy wooyee faux et usage de faux maanaam bind kayit yu wérul pour jot xaalis koo xam ni dañ ko fay 5 milliards ci xaalisu Sénégal alors que ay faux documents la présenté ay kayit yu wérul li ñuy wax ni ay weer la ci ginnaaw kon jàngat leen lan moo tax Aïda Ndiongue transhumé dem ci Macky Sall parce que normalement dañ ko waroon tëj mu génnee suñu xaalis moo tax bañ ko invité ci plateau di Click bu TFM Mamadou Mouhamed Ndiaye bi mu ko laaj ci dossier boobu noonu dafa lànk ne di ci tontu. li ngeen ne moom ngeen def ci produits phytosanitaires yi ak ñoom bi ñu ñëwee def seeni enquête def seeni investigation ba sax wax ne nañ ko maanaam prix yi nañ ci yokk 25% xaajul sax ba yegg ci moitié yéen li ngeen facturé parce que je pense ay 750 millions ci la tolloon alors que yéen jéggi woon ngeen sax milliards yi loolu nu mu demee exactement. waaw xam nga d'abord pour le cas Abdoul Mbaye le dossier des phytosanitaires est pendant devant la justice du dossier boo xam ne eggagum na wala jeex na ba ma mën ci wax mënuma ci wax parce que j'ai beaucoup de respect pour les magistrats j'ai beaucoup de respect pour la justice en général un dossier pendant devant la justice man duma toog fii ci télévision taxaw di ko wax parce que kenn àtteegu ko quant à Abdoul Mbaye nag moom maa ngi jéggalu Sénégalais yi ci bu ma waxee benn wax bu déplacé ndax du suma cër. gis nga ni mu wëlbatee question bi daal di personnaliser débat bi jëmale ko ci Abdoul Mbaye alors que ñoom ñaar dañu sekkoon ay at ci ginnaaw suñu yoon newu si waxal ci 5 milliards sénégalais yi muy waxi Abdoul Mbaye kon moom xamoon na ni bu yoon deful liggéeyam dañ koy tëj. moo tax mu profité daal di transhumé dem ci Macky Sall ngir wut fu mu làqu lii moo nekk di xew actuellement Sénégal suñuy milliards France daal la xëddeem dootul mujj fenn parce que instant bii Aïda Ndiongue APR la bokk. te li yéeme ci femme bi mooy nekkoon na PS Abdou Diouf nekkoon na PDS Maître Wade tey mi ngi APR nguur gu ñëw mu mos pour seeni propre intérêt daraay Sénégal ñoru leen nañu rangale seeni milliards ci ndoddu sénégalais yi nguur gu ñëw ñu ànd ak yow pour bañ ko leen topp ci yoon. moo tax yàlla ñu yàlla suturaal mosul ñu ci yile xeetu politicien ay magum jëm yu romb juróom benn fukki at mais xaalis jaral na leen ñu jaay seen ngor ñii nee nañ ñooy defar Sénégal di créer coalition naan réew mi leen ñor seeni poche kottu moo leen tax a jóg yàlla ñu yàlla musal ci ñoom kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngin jëf